léegi dañuy dem dugg ci assemblée nationale. parce que en moins de 2 mois am na ñaari projet de loi yoo xam te ni dem nañ fa ñu adopté ko. benn bi ci mbirum code pénal bi ak code de procédure pénale la. beneen bi ci wàllum code électoral bi. waaye dafa tombeek mu nekkoon benn période boo xam te ni da doon joxoñ lu bëree bëri assemblée nationale. ci taxawaay député yi ñu jàpp ne seen taxawaay dafa des xuloo ak xeex lañ fa nekkee woon tey jii avec le recul yow ban analyse ngay porter ci suñu assemblée nationale ak tamit critique yi nga xam te ni ñun lañ koy def. xam nga assemblée nationale moom ku koy critiquer day fekk xamoo nan lay assemblée nationale di doxe ndax xëy na li ñuy gis ci plénière bi am na luy xew ci commission te nit du ko gis ndax foofu presse du fa dem. kenn du fa dem waaye gis nañu assemblée nationale yu nekk fu mel ne États-Unis wala France lu gën a garaaw loolu di fa xew ndax assemblée nationale moo ni bindoo. assemblée tur moo fa nekk waaye ay doomu aadama ñoo fay dem ay nit ñu wuute joxe ci ay gox-goxaan ñoo fay daje te wuute ay jikku donc nag du ñàkk xulo du ñàkk kii mais lu fu muy mujjee rek mooy waxtaan te nit ñooñu benn lañ bu fekkente ne jóge nañ ci plénière bi wala génn ci commission bi boo ñëwee fi ñuy añee dañuy kafre waxtaan donc noonu lay doxee aussi. assemblée addina bi yëpp noonu lay doxee. mais yow bëri na ñu la si nga baal ma bëri na ñu la si joxoñ Thierno Bocoum Sakero fii mi ngi nettali commission mosoon nga dóor ku mel ni Mamadou Diop Decroix loolu tamit si sa réputation yow est-ce que kon waroo xoolaat sa taxawaay si assemblée nationale. mais waxu la lan la ma Diop Decroix def def ne la rek door naa ko wax na la lu ma def. déedéet fii la koy waxee woon sa plateau. mais def la waroon wax ne Diop Decroix moo ko def nangam mu doog ko dóor. mais est-ce que war ngeen àgg ba si dóore. comme waxu la li tax. dóore bi am xam nga man nag dama respecté doomu aadama ba kenn musul dégg ma saaga nit même ñi ma maaseel fi ma juddoo yaru fa su may morom boo xam ne ñoo maase duma la saaga mukk ci àddina te nag ku ma saaga jot ma man du suma waajur yi dama leen fonk tellement parce que jàpp naa ne gannaaw suñ borom lu ma mën ci am ci àddina ñoom la bàyyiwuma leen ci kër ga wala kenn ki nekk ci armeel yi tëdd fa pour doomu aadama di ko saaga ci Mali Foto ça moom vraiment du ma ko may benn doomu aadama donc bu ma ni saagawul daal du ma gis. kon da la saagoon. moom Thierno xam na waroon na la ko nettali bu nekkul woon fumiste waroon na la wax lan la Diop Decroix def. mais est-ce que tamit sa wàllu taxawaay yow en tant que député nekk président de conseil départemental yi tamit war nga mën a àgg foofu yow. ñu gis keroog assemblée nationale ma ne président conseil départemental ba ci lan. député assemblée nationale ba ci lan. am tamit ay gët yoo xam ne ndaw ñu leen di xool. ma ne ndaw ñi ñuy xool. ndaw ñi ñuy xool aussi ñu ngi xool ci dégguñu ñu ñuy saaga kenn dégguñu ñu ñuy xas kenn mais nag bu ñu nit demee ba yegg ñu ci fenn nit la. donc doomu aadama comme paanu ndox la boo ko rootee ba mu ëpp fu mu war a yem rek mun na tuuru. mais yow Toussaint Manga gis naa ngay waxu hijaas yi ak yooyu. non Toussaint Manga mais pourtant Toussaint doon na wax fetel te yéen waxu leen fetel bi doon na wax boo yoree jaasi man yor naa fetel. pourquoi waxu leen fetel bi waaw xam nga yaa nekkoon si kanam micro bi. moo tax yow gën a dégg waaw maa nekkoon ci kanam micro bi moom amul woon micro mais moom lu mu doon wax moo gën a garaaw jaasi yow yaay affaire de passé nañ ci maag Toussaint suma xarit la suma booy la. man bi may nekk Isitel boobu Toussaint Manga étudiant la donc vraiment kii la rek ay absent la yuy passé na Toussaint amuñ benn problème vraiment suma rakk la te suma rakk rek lay doon. ndax tamit da ngeen amoon benn projet boo xam ne ni da ngeen bëggoon perturber Ousmane Sonko bu ñëwee ngeen provoqué ko xeexam moom. ñun duñu perturber kenn ndax ñun lu xew dañuy toog ba mu jeex kuy perturber kay kuy ñëw. jaxasee dem du jël parole wala bu jëlee parole saaga nit ñi dem ñun duñu perturbé. mais bu jëlee parole tam doo bàyyi commission dañuy ñëw plénière dañu koy dox toog ko bu mu jeex ñun duñu perturbé kenn ndax loolu indiwuñ foofu ndax nag mbir mi na borom càkk ak koo xam ne yorul càkk defe naa bu perturbé di am kii amul càkk mooy perturbé nit ñi. mais amu woon dara loolu naroon pour provoquer ko nar ci lan pour yàq image am. image bu yàqu suñ borom mooy yàq image bi image bu yàqu image am kay yàqu na ba pare. image kan moo yàqu. Ousmane Sonko. ñun ñoo yàq image am ñi mu jotanteel ñoo yàq image am. ñun yàquñ porté wuñ ko plainte ñun poussé wuñ ko mu dem salon waxuñ ko lenn loo xam ne sekkuñ ak moom ay yàkkanti image ndax xasuñu ko waxuñu ko dara buy image bi yàqu diggantam ak ñi mu sekkal ñoo yàq image am mais du ñun.
amul benn complot tam bu nekk si ginnaaw. gisuma ko. tey dégguma ko te fekkewuma ko. justement code électoral bi adopté nañ ko assemblée nationale ñu bëri jàpp ne avancé yi ñu si doon wër dëggantaan amuñu ko si même bu nekkee ne si wàllum bi ñuy tabbee ñi nga xam ñoom ñooy maire yi fu mu toll nii suffrage universel direct la da leen tabbee directement. loolu du avancement. amul léegi tamit amatul parrainage ak yooyu. mais li doon xaar tamit bokk na si ne ñu tëral loi ba nga xam ne nii fu mu toll nii. duñu mën a wax ne kenn ku bëgg a samp sa ndënd fii nii Sénégal doo ko mën a samp. ku si mel ni Khalifa Sall samp sa ndënd aussi ak Karim Wade. samp sa ndënd bu doon xaar la. samp sa ndënd dafa am sart boo xam ne moo tënk nit ñi bu gën a rëy code électoral xam nga code électoral. du sartu ndey réew mi. du constitution réew mi. code électoral la tudd mu ngi mel na nga ne code collectivité territoriale. donc dafa am lu mu joxoñ dafa am lu mu tënk mais am na lu ñu tënk lu jiitu loolu donc nit ki su fekkente ne jubal nga war nañ la mën a dénk li su fekkente ne gis nañ ci yow loo xam ne justice yaakaar na ne am na lu dëng te mu ngi koy topp pareegul donc duñ la dénk réew mi loolu fii la ko président Macky Sall fekk du moo ko créé donc loolu yàgg na fi donc nag du code électoral bu bees bi moo ko indi du bu màggat bi moo ko indi fii la nekkoon donc nit su fekkente ne def nga loo xam ne ñi ngi lay jiiñ def nga ko ak am defoo ko loolu sa diggante ak yoon la donc nag code électoral bu fekkente ne nee ngeen gisu leen ci lu bees alors que pourtant am na lu bees lu ci nekk parce que bi ñuy tànn bu njëkk président conseil départemental wala maire alors que dañuy voter conseil yi ba pare ñooñu dellu encore ñi defaat beneen campagne alors que dindi nañ loolu léegi gox bu ne tey Ranérou bu ñuy voter conseil départemental xam nañ ndax Aliou Dembourou mooy seen candidat wala keneen ñoom ñooy tànnal seen bopp directement loolu jéego la il faut que ngeen accepter loolu reconnaître loolu donc nekkatul ci dindi parrainage bi dafa am opposition ñu ko réclamer woon alors que ñi nangul leen ko donc yooyu yëpp avancement la mais bu fekkente ne dañuy gis koo xam ne ni yoon ne dafa toxal alal réew mi jëmale ko fu mu warut a jëm yoon di ko topp alors ngeen ne forcément kooku lañ war a dañ ko war a indi tegaat ko te xamuñu vraiment te ndax moo ko defam defu ko delloo nag delloowu ko donc bu ngeen jàppee code bi bugg ci dugal affaire personnelle quand même man damay xaw a jaaxle surtout ci yenn attitude yi. mais danoo jàpp ne que dafa am président bu fi nekk bëgg a écarter ñenn si ay opposants président bi fi nekk Khalifa Sall gis nga président bi fi nekk ñenn ñi sax ni Sonko moom moo nekk si yoon bi. ma ne président bi fi nekk ragalul ku toogoon mu ñëw déjjati la ndànk toog ragalul koo xam ne toogagul loolu waxu caaxaan la ku xam Macky Sall géew bi bu bëre jotee dafay bëre te bu daan jotee da lay daan donc fekkoon na fi koo xam ne dafa toog mu yëkkati ko toog ci kaw ay carte waxuma la nag koo xam ne toogagul buñ koy coow rajo moo tax ñi leen di coow télévision moo tax ñi leen di teel WhatsApp moo tax ñi leen di coow Facebook moo tax ñi leen di coow waaye boo wàccoon ci terrain bi ci àll bi xamuñu ko sax boo leen tegalee photom dañ koy romb dañ naan la kii kan la donc ñooñu tiitaluñ président Macky Sall wax dëgg yàlla yaa ngi naan tiitaluñu président Macky Sall mais lan moo tax kon du ñu yaatal géew bi képp ku bëgg a bokk. mais yaatal géew bi ba ci ay sàcc yaatal géew dafa am limite yéen seen fii lu tax ngeen def code ku ñëw bëgg dugg il faut ngeen ubbil ko mu dugg mais réew dafa am lu koy tënk du Samba Boy bu Samba Sura Bali bu jóg ne damay nekk candidat réew du doxee noonu da ngay set ay loxo jubal ñi mun la dénk réew mi wala dénk la gox wala gox-goxaan mais réew du marché ku mu neex mu dugg bi may dugg fi sàng dama ñëw taxaw bu ngeen ma ubbilul du ma dugg donc réew dafa am lu koy tënk c'est pas que nit ki ku jóg rek ñëpp sa mbaxloo quand même il faut ñu tànn ñu jub ñu dénk leen réew mi noonu lay réew di doxee. mais ñu jub dañoo jàpp ne ko yoon moom moo lay war a. mais bu fekkente ne ba mu leer. voilà bu la yoon attee ne defoo xam nga tey yow mun nga ma ji mënoo bokk. juge bi ne mënoo bokk mu leer ñu xam ne mënoo bokk. mais buñ yegg ci loolu dama ne la yoon moo leen teg loxo di leen topp donc nag loolu affaire yoon la su fekkente ne dégg la am du dégg loolu affaire yoon la mais nag dama ne la moom bokk ak dénk wax dégg yàlla réew mi buñ koy dénk dañ koy dénk loxo bu set noonu la bindoo depuis Abdoulaye bu setul woon loxo kenn du ko dénk président Diouf même chose président Wade
même chose Senghor bi fi jiitu noonu la alors Macky Sall mii bu seetul woon loxo kenn du ko dénk réew mi ëllëg ak ci biir ki wuutu président Macky Sall day seet loxo su dul loolu même ñaanu suñu mag ñu baax ñi seen ñaan kese du permettre ku seetul loxo di jiite réew mi boo bëggoon dem sax dana am lu la gàllankoor.